رمضان يا نفحة الرحمن xaleel yiw la ci moom mu teel a xam diine xaleel yiw la ci moom mu teel a xam politique diine bu baax laa wax ak politique bu baax de bu ci ne dana yàqu bu ci ne dana yàqu bu diine yàqoo jaratu ko bu politique yàqoo jaratu ko bu ci yàqu rek jaratu ko te it li ñuy feeñal ci bu ñu yàqoo mooy dañu dootul mën a former nit ku am yitte nit ku mën xuloo rek lañoo former diine bu yàqu nit ku mën xuloo rek lay former politique bu yàqu nit ku mën xuloo rek lay former mais borom yitte dootul am yonent ba nga koy jëwe ñennat ña nekkoon ca yonent ba taamu ñu yitte ni ko rek yàqu-yàqooy dikk si ni ko ci seen xol ñu ngi lay jëw wallaay yàlla wax ko yonent bi ni ko ñu ngi lay jëw ndax bu ñu sañoon rek nga nasax ndax boo nasaxoon ñu noppalu waaw dootuñu def dara mu ni ko nag maa ngi yëg ni ñu ngi ñaan rek naan boo dee génn di doxi farata baa ngay xare ji ñu nga naan yal na nu fàtte ci biir jigéen walaay ndeysaan mu ni ko maa ko dégg de yàlla wax ko yonent bi ni ko radu bi an yakunu ma alxawalif waaw seetal loolu ni ko yëguloo ko yow ndax binduloo leen wante man mi leen bind maa ngi yëg ñu ngi bëgg nga xef ba fàtte leen ñu daw dem ci xóonj di xóontu ca wàññu waaw radu bi an yakunu ma alxawalif waaye wa tubiha ala qulubihim fa hum la yafqahun mu jeex takk yàlla nee na xolu nit bën na nga ca la cay génn ci énergie kattan la cay génn ci yitte ne bu ma yëgee ci moom ñàkk fayda rek ma fatt ko waaw ne ma wut ndabb taf ko dootul jëriñoo boppam dootul jëriñ péncam رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن Cheikh Sall yaa ngi taamu Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum nga ne tey moom nga taamu ci maam nee na ba noppi it mu daal di ñuy wax ni xale yiw la ci mu teel a xam politique rawatina politique bu baax sinon rek ña ñuy formé moom. Cheikh Ahmed Tidiane Sy l'éloquence l'élégance la sagesse mais le philosophe jàngale bi nga xam ne moom la ñu génne si li nga xam ne moom moo di wax ji mu wax tey jii te ay waxam saa su nekk njàngat mañ ci mën a jëlee day mën a defaram réew nag dafa doore si ñi nga xam ñoo di tout tànk ya muy xaleel ni ma ko waxee mu ne xaleel yiw la si moom mu teel a xam diine yiw la si moom mu teel a xam politique waaye nag mu ne diine ju baax laa wax ak politique bu baax ndax bu si yàqu rek jaratu ko yàqu teg politique bu ñàkk baax si ndaw mooy indi jeexital yi nga xam te ne bi gis nañ ko ay yu bees yi ñu génn yu bëree bëri si réewum Sénégal yàqutam diine tamit bokk na ci ñaare ay dérive yoo xam ne dinañ ko dégg si kàddu yu ndaw ñi jaare ko si lënd gi mooy li nga xam ne moo di étoile bi nii ko wolof di waxee lënd ak mbaalu jokko yi di réseaux sociaux yi loolee dafa nekk loo xamante ni bi dañ ko war a mën a bàyyi xel bu baax xam sa diine xam politique ndax politique ni ko imam waxee léegi imam yi dañuy politique ñi nga xam ne ñoo di sëriñ si dañoo war a politique ñi nga xam ne képp koo xam ne yaa ngi nekk si réew war koo doxal da nga war a politique waaye nag ni ko sëñ Cheikh waxee politique bu baax ndax bu si yàqu rek jaratu ko ndax dégg nga sax ñi nga xam ne dem nañu ba yàqu si diina ju baaxul ji mu ñooy mujj naan jamono ji yonte bi nekk si xare ñu ngi naan ñu ngay ñaan yàlla nañu yonte bi fàtte du ko defee ñun ñu des sa waañ wa di wut xooñ loolu nag waxi wolof la yoo xam ne lees si war a toj bëri na dem si waañ di wut xooñ moom waañ bu ñu ko waxee xel day dem si soxna yi wut xooñ moom daanaka daa maay seexu gay mu daat koy toj waaw mu ngi noonu léegi am na li si rax dafa bëri te ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñi tey dañoo war a armé woo li nga xam ne moo di xam-xam bu si Ahmadu Bamba mu ngi koy wax si toujours si xaar yaa ayul si xaaru la tastahilu anil hula wa bil hulu mistahilu fastahilu bil hifsi wa tilawa wattani boobu majaal si xaawa maanaam bu fekkee ne da ngeen a bëgg a nekk koo xamante ni bii ay ndaw ngeen yéen ndaw ñi dénku ma leen dudut li nga xam ne moo di jàng di mokkal
waaye tamit waytandiku jataay yooyu texee di jataay yooyu texee di nag mooy foo xam ne da nga fa toog ba jug doo fa jël njariñ dénkaat na leen leneen in xiftul xajal si li nga xam ne moo di tasawut subaan na ngeen daal di armé woon nag li nga xam ne moo di xam-xam bu fekkee da ngeen bañ a am gàcca googu nag moo di foo waxee ñu ne accam foo jëfe ñu ne accam loolu nag ngir nga moytandiku moo di lépp loo jëf nga jëfe ko sa xel te xam-xam moo koy daal di mandargal loolee mooy li nga xam ne mën nañ ko jukkee si lenn si kàddu yi ki nga sëñ Cheikh Al Maktoum ndaxte ay kàddoom saa su nekk baat bu nekk mën nañ see def njàngam moo xam ne mën naa jukkiwaat beneen téere. macha allah Ndeye Marème noo ko jàngatee. alors ñu ñaanal ko yàlla yokk koy leer te taas ñu ci barkeem balaa dara ndax macha allah nekkoon na suñu maam joo xam ne xam-xamam kenn dootu ko naatable ci àdduna wërngal këpp donc lii dafay wanewaat ni li ñu doon wax léegi dañ ciy rebondiraat parce que day ñëwaat kilifa warul bëri wax bu waxee ren balaa wax déwén waaye saay su waxee wax ja mën a dem ba déwén sëñ Cheikh nekkoon na koo xamante ni comme ni ko Cheikh waxee waxinam dafa àndoon ak pédagogie muy lu am solo di nga gis ku fees dee la xam-xam mais nu muy waxee ba génne xam-xam nga ba nit ñi mën cee jëriñu mooy doon problème bi donc sëriñ yu mel nii macha allah dañu koy soxla donc ñun ndaw ñi waruñu mën a réer ndax ñàkkuñu ay référence ci biir Sénégal kenn ku ci nekk rek daanaka bibliothèque nga bu ñu jéggaani dara nañu def li nga xamante ni mooy enracinement parce que tey jii ku mel ni sëriñ Cheikh ci melokaan nga jàngat la ci xam-xam nga jàngat la ci wax ja jàngat la waaye ci comportement bi jàngat la bariwul woon wax saa su waxee nga mën cee jàngat kon nañ fexe ba jël ñii def leen référence ndax ku leen jàpp dootoo réer. macha allah Ndeye Marème Pape Ibrahima. xam nga Boubacar daanaka ñoom wax nañ lépp mais bu fekkee ne sëñ Cheikh lu mu wax mooy maanaam politique lu leen lu dul mooy l'art de gérer les affaires de la cité. maanaam li nga xam ne tey ñun dañ koy dund. war nañ cee mën a wax ñoom en tant que kilifa diine. te Al Maktoum tey jii saa bu crise amee wala dara amee bokk na ci kilifa diine yoo xam ne dañuy génneewaat bande sonore archive yi di ko teg pour ñu mën a bàyyi ci xel loolu ça montre encore une fois que l'homme quand il parlait da doon une benn vision prospective boo xam ne da ko daan am mu mel ni day wax pour tey waaye aussi pour ëllëg te saa bu événement amee dañ koy sentir te aussi kilifa diine yu bari ñu ngi jouer rôle boobu ku ci mel ni sëñ Mountakha Mbacké gis nañ taxawaay bi nga xam ne am na ko ci manifestation yi yu ñu nemmeekoon Sénégal moom ci taxawaay bi am solo ce qui veut dire que kilifa diine war na mën a taxaw ci biir cité bi am lu mu doxal comme ni ko imam waxee sànq maanaam politiquement correct bi parce que parfois dafa am ñoo xam dafa am ni ñuy doxalee mais mooy politiquement incorrect bi da nga koy dégg mais ñoom dafa am benn vision bu ñu am ci politique mu nekk loo xam ne ñëpp buñ ci jàngee yaakaar naa ne Sénégal dina gën a mën a dem kanam. soxna Awa. waaw El Hadj Bouba sëñ Cheikh moom ay waxam dafay daw yaram macha allah li naan mag day toog di gis fu sori xale toog di gis fii waxam yi mu ngi nii dafa mel ni dëddu na waaye man dama ni dëdduwul mu ngi fi ba tey ndax sëñ Cheikh yu mel ni moom fi mu nekk nii bari na macha allah waaye nag x ñu ngi déglu ñooñu di jariñ seen xam-xam mu ñuy jariñ parce que seen xam-xam war nañoo mën a jariñ xamul tax mooy duñ bàyyi xel la ñuy wax balaa ñu naan la mu wax rek nga gis ni dëddu na wala wane na gannaaw ñu doog a wax ay waxoon na ko ay defoon na ko kon dama ne xale yi il faut que ñuy déglu mag ñi fi des di utiliser seeni wax te lépp lu ñu wax tamit njariñ lay doon ñuy jariñoo seeni wax macha allah di ñaan yàlla yal na yàlla yokk leeram fa mu nekk te taas ñu ci barkeem ci barke Cheikhul Khadim. Imam. macha allah di gërëm bu baax Serigne Cheikh si rubrique bi nga xamante ni mooy rubrique maam nee na bu ne maam nee na nag c'est le sët moom mooy le petit fils ou bien la petite fille bi nga xamante ni moom mooy déglu li nga xamante moom la maam waxoon. bu ne maam nee na bien sûr dañuy fàttaliku li nga xamante ni moom la maam waxoon. Boubacar bu Cheikh mi ngi koy wax quand tu parles l'éloquence ak la pertinence. éloquence bien sûr forme la pertinence li nga xam fond la. ñaari dañ ko war a boole boo xoolee yoon saa sallam da doon insister ci li nga xamante ni Boubacar mooy éloquence. même loolu mi ngi ci alxuraan yàlla doon wax yoon saa sallam laa tuharrik bihi lisaanaka li ta'jala bihi maanaam booy jàng alxuraan bul baral sa làmmiñ laa tuharrik bihi lisaanaka li ta'jala bihi pourquoi parce que alxuraan waxu borom bi la soo ko da nga war articuler mu am ay xam-xam nga jàng ahkaamu tajwid sifaatul xuruf li nga xamante ne mooy mahaaril xuruf yooyu yëpp ay xam-xam yu nit di jàng la ngir mën a maanaam wax ji déjà mu rafet maanaam bi ngay dégg léegi nag boo ko déggee pare nag mu wax ji am njëriñ
bu ne sëñ Cheikh nag loolu c'est-à-dire loolu mooy éloquence bi Boubacar Diallo est-ce que xam nga ni yàlla musul yónni yonente bu ñaaw maanaam li nit ñi jàppee ñaaw yàlla musul yónni yonente bu ñaaw loo ci déggee mooy lan maanaam éloquence yonent saa dama la wax yonent saa sallam il était très élégant. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, était très élégant. moom bu daan génn day sol lu set wecc lu rafet sikkim moom da ko daan toppatoo da doon jël ndox tooyal sikkim bi daal di ko bés pour mu tolloo da doon am peñe da doon tusngal yenn saa sam karawam dafa guddoon da ko doon xëcc takk ko sëñ Cheikh li muy def yenn saa yi yenn da doon jël karawam takk ko ci gannaaw mu wàcc sallallahu alayhi wa sallam c'est très beau parce que gis nga taar bu naturel waxuñu taar booy créé taar bu naturel et par défaut lu yàlla créé dafa rafet donc lu naturel rek rafet na loolu moo lay njëkk attiré nit ki balaa ngay parce que boo ñëwee pour wax ak nit ki il faut que nit ki am lenn ce qu'on appelle booy jàng communication l'attirance d'abord après mu am l'intérêt si sam ayda y a d'abord l'attirance qu'est-ce qui t'attire et de loolu moo taxoon arabe yi déggoon arabe doon na li nga xamante ne mooy di wax yu point yooyu alxuraan pour mu am place seen biir il fallait que yàlla di attirer seen attention moo da ngay jàng alif laam miim taaha yaasin nga koy xëcc alxuraan am li nga xamante ne mooy ay intonation kutiba alaykum siyaam nga xëcc ga kii nodd ñun la day nodd loolu c'est pour attirer l'attention tu dis hayya ala salah hayya ala falah loolu yëpp tu attires l'attention sëñ Cheikh c'était ça c'est-à-dire sa base de communication c'est attirer d'abord et pour attirer doo sakkan mooy al maktum c'est-à-dire faala faa'ilun maf'ulan doo al maktum mooy boo nëbboo li tax yàlla mu pertinent on voit pas jë da nga war a làqu moo tax nit kàddam warul di sakkan jëmam warul di sakkan la pertinence c'est la profondeur l'éloquence c'est la forme moom ñaar yooyu la boole woon et maintenant la forme mooy maîtriser son environnement c'est pourquoi lui il parlait français aisément et pourtant ndongo daara la woon donc kon loolu nag mooy système bi gën a efficace pour daawa yéen daawa na wax làkk jàngal sa làkk noonu ngir nga mucc si moom moo tax dana war a dégg làkk yëpp si boobaa si ngay gën a mën a pertinent sëñ Cheikh nag c'est la pertinence donc ñun lu ñu ci jàng ñun sët yi mooy mën na nekk il ne faut pas penser que maanaam français ñi jàng daara yi waruñu ko dégg et vice versa bu ñuy def guerre des langues les langues Boubacar ce sont seulement des outils de communication. macha allah imam Birame Pouye di ko gërëm bu baax a baax di ko sant di gërëm soxna Awa Djili maa ngi kontaan ci yow bu baax a baax Mbacke. jërëjëf El Hadj Bouba maa ngi lay dellu kontaan bu baax di kontaan tamit tey ci plateau bi di gërëm tamit sama borom kër heure bi mu ngi jàkkaarloog ñun di seetaan di ko ñaanal Mbacke yàgg fi lool te wér barke Cheikhul Khadim di gërëm mboolem ñi nga xamante ne tey ñu ngi ñu toppoon ci émission bu am solo bii nii macha allah ba pare soxna Aminata Tall sa xarit nee na mu ngi ñuy suivre mu ngi ñuy topp ayoobaloo bu ñoom rek tamit nee na waa ñoom te yëpp ITV la ñuy seetaan ak ñoom soxna ñëw ba Mbàkke kon jërëjëf ba suba incha allah. jërëjëf Pape Ibrahima. maa ngi lay gërëm bu baax Boubacar c'était très écolo ndax iftar moom yaakaar naa ne c'est le rendez-vous des écolos désormais ren ñu ñëw nag fas yéene jouer sur une partition ci li nga xam ne mooy iftar mais mooy féliciter bu baax Cheikh ak imam ndax xamul li tax parfois ñun journalistes yi parfois dañuy traiter yenn sujets yi mais niñ angle bi ni ñu koy gisee c'est trop sensationnel boo seetee li ngeen indi ci wàllum daara yi nekk na lu am solo parce que parfois day baax ñu wane li nga xam ne mooy roy mooy modèle ñu génneeku pour ñu mën cee gis lu baax jàng ci lu baax pour mën a avancer mais à chaque fois si on montre des choses yoo xam ne qui sont négatives on va rien apprendre en fait donc c'est extrêmement important concept bi ngeen xam ne indi ngeen ko ci daara yi te ñu leen ciy encourager leen féliciter di féliciter bu baax Boubacar moom it c'est un présentateur très écolo merci à tous et à bientôt inchallah Ndeye Mariem macha allah. merci beaucoup Boubacar comme ni ma koy waxee chaque fois rek dafay nekk un plaisir di partager plateau bi ak yow ak imam 24 Kara di remercier vraiment mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan ici et ailleurs ñuy jàngal rek ci mbir mi que wax nee nañ dafa mës a jooy Boubacar ñu ne ko looy jooy mu ne dañ maa wax te jotaguma wax daal di jooyaat ñu ne ko lan ngay jooy mu ne dañ maa wax ci waxtu bu ma weesoo kon nag ñu war a xam rek ni il faut savoir dire comment dire quand dire et où dire sur ce je vous dis à demain bonne soirée.
merci beaucoup la suite Firoz Ndeye Mariam di ko gërëm bu baax a baax di ko sant Ndeye Mariam Gaye Niass Serigne Cheikh ñoo ngi am mbégte bu baax a baax. dama ko doon laaj ndax daa def filo nu mu tudd poésie. ak ni mu écolowe moom pen dafa mel ni. waaw daal Ndeye Mariam série Z la def. pan la def maanaam jàmm Diop xam nga pan jàmm Diop gis nga yërëm bi nii dessin yi mu àndal moom la àndal ay donc pan. non bañ ne ma pin écolo mooy ñëw. dama ni il faut ma fël ci gàncax gi. di ko sant bu baax Pape Ibrahima Ndiaye. di ko sant ak professionnalisme bi liggéey bu am solo bi nga xam ne mu ngi koy def ci rédaction bi di dalal ñëpp xel rek parce que ñu ngi réclamer ci Facebook bi ne ñu ngi laaj diw rédaction bi yëpp ay ñëw. bis bu jot dinañu am ku ñu indi. kon nga xam ne moom dañuy fexe ba village u CNN bi nekk village u ITV tamit ñi nga xam ne ñooy déglu tey dégg ñaare ay batt duñ ko gis iftar dinañ indi ñëpp. ku nekk sujet bi nga xam ne moom ngay traité ak li nga xam ne moo di originalité bi nga xam ne moom lañ ñu bàkkee ak information certifiée bi nga xam te ne bi moom la ñuy bàkkoo dinañ ko wane incha allah dina fës jaajëfal ko bu baax si teewaayam ak taxawaayam ak liggéey bu am solo bi